baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi la ca gën a fës ci boppu xibaar yi Alioune Badara Fall yoon daan na ko kasob giiru dundu gannaaw bu ñu xamee ne moom moo faat xale bu jigéen boobee di Binta Camara toll woon ci ñaar fukk ak ñett ci weeru mai gi ñu weesu dogalu àtte ba tey ji la rot ca chambre criminelle bu Tambacounda jëm ci Alioune Badara Fall lu aju ci Covid 19 Sénégal mu ngi ciy dund lu tollook ñeenti weer gannaaw bu fi mbas mi duggee lu toll ci juróom-ñaari junniy doomi aadama yu toftal juróom fukk ak ñeent ñoom ñoo fi am coronavirus tey ji sax xayma nañu ñi fi jot a faatu lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn yoo xamante ne faatu nañ ci Covid 19 lu toll ci fanweer ak juróom benn ay cas grave ñoo xamante ne ña nga ca loolu hôpital lottu fa lool ña nga Sowétas daa ngeen ci dégg leeral yeeg waa Kër Docteur Union européenne tëjal na ay buntoom yenn ci réew Afrique yi ci wàllu dem ak dikk ñeel jaww ji loolee nag doon lu jaaxal lool Horizon Sans Frontières président ba di Boubacar Seye gis ne dogal googe dafa dëppoo ak yoon ba tax na dañ ko jébaane fépp ci àddina gi da ngeen ko teewlu ci xibaar yi ñaareelu xaaju xibaar yi bokk na ci xibaar yi ñu jagleel bitim réew laata ñu leen di jukkil xibaaru yéene kaay yi mbokk yi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci yaatal xibaar yi. leen ak jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko door rek lu ñeel mbirum yoon jëm ci mbirum Binta Camara ndem si yàlla gi ñu jotoon a faat fukki fan ak juróom ñett ci weeru mai 2019 kañ ca tuddoon nag baaraamu tuuma di Papa Alioune Badara Fall yoon nag àdduna ci mbiram bu ñu sukkandikoo ci njuree fi tukkee ci chambre criminelle bu Tambacounda dogalu àtte ba wane na ne Papa Alioune Badara Fall moomule yoon daan na ko kasob giiru dundu gannaaw musiba googe nga xamante ne moo xewoon ca Tambacounda jëmoon ci faatu Binta Camara toll woon ci ñaar fukk ak ñett foofee ca Tambacounda dañ ci dikkat ak suñu naataango Alassane Diallo ma ñu fa teewal ci googule xibaar lu waaju ci Covid 19 ak tolluwaay gi nemmeeku nañu juróomi doomi aadama yeneen yu faatu bees ci bile feebar yemook nag Sénégal jot a xayma lu tollook ñetti weer goo xamante ne ba ñeent yoo xamante ne Covid 19 bi dugg na ci Sénégal jot na fee faat lu toll ci téeméeri doomi aadama ak lu teg dañ ci teewlu taxaw seetloog gëstu bés bi ñeel tolluwaay Covid 19 ak docteur El Hadji Mamadou Ndiaye ay kàddoom ci baatu askan wi. ci bésu tey alxamis ñaari fan ci weeru juillet wi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultats yu bàyyeekoo ci laboratoire yi nga xam ne ñoo fi nekk te résultats yi nii lañ tëddee ci junni téeméer ak juróom-benn fukk test yi ñu jot a def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent cas ñoo ci positif. ci ñoom juróom-ñeent fukk ak juróom-benn cas ñoo ci contact maanaam ñoo jot a jaxasoo ak ñi amoon doomu jàngoro ji fanweer ak ñetti cas ñoo ci cas communautaire mooy ñi nga xam ne ñu ngi jëlee feebar bi fi ñu ko jëlee jotuñu ko nemmeeku wala xamuñu fi ñu ko jëlee ci ñooñu nag Rufisque am na ci ñeent. Mbao am na ci ñeent Plateau am na ci ñeent Ouakam am na ci ñett Ouest Foire am na ci ñaar Mariste am na ci ñaar Ngor am na ci ñaar Diourbel am na ci ñaar Ziguinchor am na ñaar Dieuppeul am na ñaar Derklé am na benn Cité Marine am na benn Almadies am na benn Gibraltar benn Kër Massar benn Diamniadio benn Touba benn Thiès benn juróom fukki patient ak ñeent mooy maanaam juróom fukki ak ñeent ñi nga xam ne ñoo entré woon bi ñu saytoo seeni yaram ànd dañoo doomu jàngoro ji nekkatul ci seen yaram kon mun nañu wax ne ko wér nañu bis yàlla àndee dañu génn fanweeri cas ak juróom benn ñu ngi nag ci suñu service réanimation juróomi doomu aadama
jot nañu génn àdduna ci suñu hôpital yi niki démb benn fan ci weeru juillet bi ñu nekk ñeneen ñi nag ñi des ci hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci bés bu njëkk bi nga xam ne mbas mi dugg na ci réew mi juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent juróom-ñaari junni ak juróom fukk ak ñeent jot nañu am doomu jàngoro ji ci ñooñu nag ñeenti junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent wér nañu ba génn téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoo ci génn àdduna mu des ñaari junni ñetti téeméer ak fanweer ak ñett ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi jaal mbokk ñi nga xam ne ñoo jot a ñàkk seeni bakkan ñu jaal seeni mbokk di leen massawu di ñaax askan bi ñu gën a taxaw ci li nga xam ne loolu la ministère de la santé digle pour ñu gën a moytu mbas mi. mbas mi di Covid 19 lu tollook ñeenti weer yoo xamante ne mu ngi koy def ci Sénégal gannaaw bu mu fi duggee ba léegi ba tax na waa Kër Docteur xëy nañ ko xayma lu toll ci juróom-ñaari junni doomi aadama yu toftal juróom fukk ak ñeent ñoom la jota laal ñi am coronavirus bokk na ci tamit am nañu ci jota faatu lim nga toll na ci téeméer ak ñaar fukk ak benn bu ñu sukkandikoo ci waa ministère de la santé def nañu xayma bilan ñeenti weeru Covid 19 ci Sénégal dañ ci dikkat ak Moussa Sène incha allah laata ñu jeexal xibaaru digg bëccëg gi xibaar geneen jëm ci dogal gi Union européenne jël fas yéene tëjal rap ay frontière am yenn ci réew yi ci Afrique takku nañu lool ba tax na kuréel gii di Horizon sans frontières métit lu dogal googe sàkku ci Afrique ci boppam ñu bennoo ngir jébaane ak ñaawlu dogal googe bawoo ca Union européenne dañ ci teewlu Boubacar Seye njiital Horizon sans frontières ay jokkoom ci micro Xoxandong. Cette décision de l'Union européenne dafa amul benn fondement benn critère objectif ou médical dafa nekk rek une façon voilée de lutter contre l'immigration teguñu ko fenn dans cette affaire là nag damay wax ni l'Organisation mondiale de la santé war na taxaw wax l'Organisation internationale de l'aviation civile war na taxaw wax parce que quand même am na ay convention yoo xam ne dëkk yi ñoo ko signé woon convention yi dañ ko war a respecter donc c'est une réflexion globale boo xam ni dañ ko war a pousser au niveau des États du point de vue réaction nag le Sénégal en tant que pays souverain am na droit taxaw ni décision boobu daf koy xeex damay wax ni réaction bu dëggu la réaction bu war la par rapport à ces décisions incohérentes à la limite même discriminatoires face à l'Afrique parce que objectivement le virus moom li mu def Europe daf ko comme dégâts en Afrique damay rappeler ñoom xanaa dañuy fàttali ni le premier cas officiellement déclaré au Sénégal ressortissant français woon moom la ñuy wax un cas importé kon tey suñu tëddee tey naan dañuy intérêt je crois que yëpp les pays africains moo delluwaat loolu moo tax nag tey Afrique dafa war a amaat fulla waxoon nañ leen ko l'ère post coronavirus dina indi des tensions géopolitiques fulla moo leen ci génne ak nekk benn l'Union africaine war na wax kenn waru leen dégg le Sénégal dina protester mais affaire bi c'est pas un problème de protester de façon isolée c'est-à-dire que il faut que ñu coordonner cette action il faudrait que mu am une coordination une harmonisation des positions pour faire face à de telles décisions loolu moo manqué Afrique loolu moo leen tardé parce que Europe c'est l'Europe des 27 ñoom ñoo réagir mais l'Afrique nan la ñuy réagir de façon dispersée ñu muy mujj suñu dafa nang un coup d'épée dans l'eau donc je crois que c'est l'occasion d'harmoniser les positions ànd nekk benn pour décision yi bu mel ne nii bu amee ñoom ñu jëlandoo aussi des décisions ensemble pour les contrecarrer. soobuwaat nañu tey ci grève bu ñaxtu bankat nañu seen loxo kuréelu syndicat gi boot liggéeykat yi yëngu ci wàllub yoon ci diirug ñaari fan lay doon buñ ca jógee nag fukki fan ak ñeent ci weeru sulet gi daañu amal doxum ñaxtu ci mbeddu Ndakaaru ngir mettitlu doxalinu nguur gi ñàkk a sàmmonteeg accord maanaam lañ jotoon a xaatim ci déggoo ba léegi amul lenn lu ci bees mun a jëmale seen liggéey ci kanam dañ ci teewlu maître Aya Boun Malick Diop ci jokkoom ak baatu askan wi. fukki fan ak ñett a ngi nii ñuy xeex banque suñuy loxo nekk ci grève waaye sonnaguñu tàyyeeguñu mu mel na sax dañuy doog a door te xeex bi dañ ko gën a wéyal gën ko taral gën a laxasaayu li ko waral mooy ci dëgg la ñuy dox te ñun dëgg rek ñu ñor lenn rek la ñuy laajte mooy ñu appliquer ay dispositions transitoires ñaari décret yi nga xam ne moo ñuy may ñu dem ñu former ñu pour mën ñu reclasser mu nekk loo xam ne day baax suñu carrière beneen mbir bi ñuy demander mooy ñu publier journal officiel ñett décret beneen mbir mu mujj bi mooy ñu mettre en œuvre
suivre protocole d'accord bi nga xam ne gouvernement bi ak SYTJUST ñoo ko signé woon waaye loolu mettiwul waaye problème bi mooy dafa am ay nit ñoo xam ne dañoo làqatu biir ministère de la justice lu ñëw ñu yàq lu ñëw ñu bloqué ko ministère de la justice dafa nekk léegi géeju lëndëm maanaam benn paxum till moo xam ne lu président de la république dogal rek bu fa duggee day daal di nax saay te li gën a naqari mooy ministre de la justice ñooñee xam ne yàq lañ taxawee fexe nañ ko ba boole ko ci ñoom mu nekk seen ñoñ ba léegi moom ci boppam sax dafa taxaw yàqal doomu aadama yi surtout waa travailleurs de la justice yi léegi nag ak nu mu mënti demee ñun fas yéene nañu xeex aussi longtemps injustice boobu di am loolu moo waral ñu décider alxames bii ñaari fan ci weeru juillet 2020 ñu commencé nag bankaab suñu loxo pour 48 heures mooy ñaari fan bu loolu weesoo sax fas yéene nañu am benn doxu ñaxtu boo xam ne ñu ngi koy def le 14 juillet fii ci Ndakaaru ci boulevard Général de Gaulle. lu aju ci marché Sandaga nguur gi jël dogal fas yéene yëkkati jaaykat ya fa ne ni ki ajjuma ëllëg waaye nag ba léegi coow la nga fa ne cobboy jaaykat yu bari am tiitaangeeg mbetteel ci googule dogal ne dëppoo ak yoon xel xalaatul ñu bouger mètre ca marché Sandaga dañ ci teewlu reportage yu Mame Khady Diéry Fall. gannaaw bañ leen waxee ngir ñu daldi jóge fële ci marché Sandaga niki àjjuma ji di ñëw commerçant yi le di gis ne pare guñu ngir amal lu ni mel. pare pour bàyyi fii moom defe naa ne lu waxuñu ko parce que gisuñu lu tax ñu war a bàyyi fii kuy bàyyi fa nga nekk da ngay am lu la ko gënal comme gisaguñu fu ñu ko gënal nag jàpp nañ ne ba léegi ñun fi ñu nekk ñoom fi lañu war a nekk daal. jaaykat yi le féete ci marché Sandaga di wax ne duñ ko bàyyee noonu. moom dafa waroon toog ak acteurs yi mu concerné yëpp mu toog wax ak ñoom. kon su boobaa lii yëpp du si am parce que ñun ñoo bëgg ñu defaral ñu ñuy defaral defe naa kon bu ñu waxtaanee rek dinañu am solution. nit même boo ko naree jëlee fu mu ne di ko yóbbu feneen war nañ ko teg si ay base yu leer d'autant plus que moom foofu mu defar ñun commune Plateau lañ nekk moom foofu mu defar commune Médina la nag ngay demee nii rek sans dara de base de garantie. donc nañu woo si table bi ñu toog rek ñu waxtaan jàmm ne ñooy. ñi leen di gis ne pare nañ ngir jàkkaarloo wala toog ak ñi leen di autorité yi. actuellement fi ñu toll sunu vocabulaire jóg bokkagu ci. bu fekkee jaar na mu war a jaaree kon coow du ci am. kenn waxul ne du ñu dem mais dañ ne fu ñuy dem na doon ci condition yu leer a leer a leer. donc dafa war a am ay contrat yuy matérialiser que fii yaa fi nekkoon te ëllëg bu ñu ko defaraatee da ngay dellu si waat. président nag yow yaa santaane woon yaa diggee woon. ñi ngi ko sant defuñu fi dara lu baax booy boo nga woo leen nga rappeler leen à l'ordre ñun commerçant Sandaga loolu la ñu wax tey. vendredi daal jàmm ak salaam ak xéewal rek mooy am li fi amoon ni fi daan am moo fi am toujours nit ñi dinañ ñëw dinañ jaay. gannaaw ba ay waxtu desee ci app bi leen appal ngir ñu daal di jóge ci marché Sandaga commerçant ya fa féetee nag di gis ne laata yooyu yëpp di am toog ci benn taabal waxtaan daf koy laaj. ma ngoog Mame Khady Diéry Fall dañu dem ca Matam ay ouvrier ya fa ne bari na lool lañ leen fay yëkkati saay su ne ñu tuxal leen feneen loole nag la ñu ne tàyyi nañ ca waratuñoo bouger jóge itamit fa ñuy daanee seen doole yóbbu leen ci beneen bërëb ndax bokk na ci lu nërmal seen koom ak itamit xañ leen xëy dañ ci teewlu Amadou Issa Kane ca Matam. kala mo jiiɗaɗo ene gollo ene famɗi jogiiɗo gonɗo e place taw kañum jeeyi place. njuddu bu rëy ndey ak bàyyi la wante fayda bi borom a koy defaral boppam moo tax daal xale yi ngeen di gis nii ay ndaw lañu waaye nag dañoo tànn atelier mécanique pour nag daan seen doole te nag dimbali seeni waajur moo tax daal fu mu toll ni fii ci Ourossogui bis bu nekk daal dañuy déedéet foofu garage mécanicien yi ngir nag yóbbu leen feneen saa yu état bi soxlee terrain yooyu mujj gi nag ci buntu gare routière bu Ourossogui la ñu nekkoon waaye nag daneen fa jëlee te nag ñoom nee nañu yëguñu ci dara moo tax daal ci gis-gisu Malick Cissé bi nga xamante ne moo nekkoon seen porte-parole nee na daal que lii dafa mel ni daal kumba am ndey te kumba amul ndey moo tax daal fu mu toll nii ñu ngi sàkku rek ci jiitu réew mi Macky Sall mu jàppale leen ñu am terrain boo xamante ne foofu la ñuy daanee seen doole ndaxte kat lu ëpp dafay tuuru. ñenn ñi dem nañ bale ay terrain jàmbur def fa seen i mbaar ñenn ñi dem nañ bale mbedd buur yi def fa seen i mbaar te yàgg bés la ñuy waaj ñu ne leen allez-vous te loolu ñu jàppee ñu dëkkee ñun nag loolu lañ bëgg mu dàkk te bi ñu déguerpiré dig nañ ñu ne dañ ñuy recaser bi avant ñuy dem ci loolu Covid 19 ñoo dal suñ kaw mais mel ni ouvrier yi ñoom amuñu ko leen bàyyoo amuñu ko leen yaayoo chambre de métier moo fii suñu kilifa fii ci région bi suñu président dem na chambre de métier laaj leen jëlee ko lu dul ay masque te par quelques personnes ñoo ko am ci ouvrier yi boo ko doon xool matul sax 5%. dafa jot nag wax dëgg yàlla ñu boole ñu ci réew mi parce que ñu ngi bëgg a sonn te jàpp naa ne amuñ ko ñu ëpp njariñ ci réew mi gis ngeen xale yu ndaw yi ngeen di gis suñu ginnaaw
gis nga xale yu ndaw yi ngeen di gis suñ ginnaaw amul ci xale boo xam ne kenn papam da koy jur am yaakaar ci moom tax mu yóbbu ko atelier déedéet ku ci am sa doom xelam neex école ngay xalaat wala daara wala leneen day dem ba të nga ne yóbbul ma atelier muy taxawal. tey jii nag boo seetee mécanicien yooyu bis bu nekk daal dañ leen di jëlee foofu ca gare routière yi Ourossogui nag ñoom ci seen bopp ñuy utal seen bopp ay kër yoo xamante ne kenn dëkk fa wala nag ay tabax yoo xamante ne dañ leen di bàyyi moo tax daal à chaque fois sax boo xamante ne ñooñu soxla nañu seen tabax dañ leen fay jëlewaat ñu daal di toxu nee na ñu ko faw njiitu réew mi jóg ci balaa nag lambaay di gën di ñaaw ci gis-gisu Malick Cissé nee na daal que ñoom sonn nañu coono boo xamante ne jéggi na teyu ñu ngi sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall moo fexe daal ba jàppale leen ba ñoom ñi nga xamante ne ay néew di doole ñu fexe daal ba daan seen doole ni mu waree. Ourossogui Amadou Issa Kane rajo télévision Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Amadou Issa Kane Medina Salam 3 ab quartier la bu ne ca Louga waaye nag ñàkkum ndox mu tar moom la askan wa di dund saay su ne forage ga ne ca biir quartier ba munatul dëkku li mu doomi aadama ya fa yeewoo ne bu ñu sañoon ñu amaat forage geneen ak i tamit taxaw leen ci wàllub éclairage public wàllu courant dañ ciy teewlu Omar Kayre. ca Medina Salam 3 benn robinet bu nekk ca mbedd ma mooy alimenter population bi nga xam ne ñoo dëkk ci quartier boobu moo ne day ñoo ngi dendandoo akub forage lii moo metti ña fa dëkkee ñoom ñii di xamle ne jafe-jafe bi ñuy dund kenn tegul leen ko lu dul ñi nga xam ne ñoo ŋànk mairie bu Louga. nga xam ne bañ ko fi sàncee ba léegi ëpp na 5 ans ñu samp fi forage bii dañu ne woon bu ñu paree dañu gas tiwo yi suñu ko gasee ba pare ñu defal leen seen ndox li boobu ba léegi ndox maa ngi dem ba kër Serigne Louga nunu toog fii gegenoo forage bi ñoo fi gën a tilim ñoo fi gën a mar sunuy jabar ak soxna yi nii ak sunuy doom da ngay gis fii gone gu tàkk bidon booy def 20 litres mu tàkk ko ci ndiggam di wat comme mbaam ndax loolu jaadu na ci réew. courant tamit ba léegi amagul ci quartier périphérique bi. bu guddee mu la mel ne ay sec doo gis dara mbaam bi dox ba sa falax ci sa kaw sax doo ngay ni def rab ni tëll rek ku ne moytu te nga ne am nga délégué am nga ku nekk ci mairie. baneen jafe-jafe boo xamante ni ñoom waa quartier bi ñoo ngi koy joytu moo di yenn famille yi nga xam ne fàkkoon nañ fa dëkk bu yàgg waaye ba tey jii kenn régularisé wu leen te moo ne day ñoom ñi li ñu xamle moo di bind nañ ba tey mairie bi waaye kenn wuywu leen. ñu ngi jaay bayal ñu ngi lotissement bayal di ko jaay barki jëm rek la fi nit ñëw mu ne bayal bi jaay nañ ma fi 4 kër loolu yoon la te ñu ko fa kon toog fi ñu ànd ak seen njaboot te waa mairie ñoo ko def Medina Salam gii lu ñu fi daal rek ñàkk délégué de quartier moo ñu ko teg conseil de quartier yaa ngi conseil de quartier dara kenn ku ci ne sa bopp nga nekkal. jaaxle lool askan bi dëkk ci Medina Salam 3 di yuuxu wàllu président Macky Sall ñoom ñu ne seen yaakaar ci moom kase nañu ko wekk gannaaw ba nga xamee ni autorité locale yi fi nekk lajj nañ ngir saafara seeni ay jafe-jafe Oumar Kayre Louga Walfadjri. ñu ngi koy jaajëfal Omar Kayre tolluwaay réew mi ci jafe-jafe ci wàllu koom gannaaw Covid 19 tax na ayam gold fale ca diwaanu Kédougou yëkkati ndimbal lu toll ci juróom fukki tonnu ceeb moom la jagleel askan wa yeewoo ca commune bu Medina Mbafe ca département bu Saraya dañ ci teewlu Soli Brahma Dabo. société bii di ayam gold lu ko itteel tey moo di daal jàmm askan fa yeewoo lépp loo xamante nag soxla nañ ko ñu taxaw ci rawat na si jamono bi nga xamante ne daal dund bi. aw na fi métti looloo tax société bi te mu basé fale ca nu mu faxa tege ci loxo adjoint au sous-préfet bu Bembu juróom fukki tonnes ci ceeb bu ñu ko xayma tey toll na ci 20 millions ci suñu xaalis ñu ko nar a séddale diggante commune bu Medina Bafe ak it dëgg bu ñu duppee Nafa ji dem mu bokk ca commune rurale bu Bembu. kontante rek la gërëm monsieur le maire de Bembu honorable député wax ne fépp fu ñu dem ñu ngi ànd ak moom pour les causes de la population. gërëm également le maire de Medina Bafe un jeune maire qu'on remercie également les conseils les conseillères les populations la société Ayam Gold tey indi nañu ci bu bëri 50 tonnes de riz war ko jox commune Medina Bafe ak village de Nafaji coono ñu ko yëg parce que 2 mois des ni ay juillet août incha allah avec appui bi mën nañu gunge tuuti population ba ñu gën ci nawet bi incha allah. ñii di population bénéficiaires yi ñoom nag wone nañu seen mbette te tamit yëg nañ taxawaay Ayam Gold fii ci département bu Saraya. ceeb bi vraiment ceeb bi lu mu ñëw fi tey ñu kontaan lu mu defu tey dafa xopp. ceeb bi ngay gis nii vraiment baykat boo amee ceeb ci heure bu ñu nekk vraiment joie lay doon pour yow parce que dana la dimbali
nga mun a liggéey sa tool pour nga am dara. Ayam Gol moo ñu jox ceeb bi dafa jox ceeb bi donc pour suñu population population dañu contente bu ñu contente tamit maire moo contente. luñ ci mën a yokk mbooti ne daal ñi nga xamante ne nag amuñu woon chance ceeb état bi ak it municipalité yi ñoom nag ñoom la ñu war a servir. dans la commune des deux communes ñu amul dañu néew trop parce que am na appui bëri yu ñëw benn société bu ñu naan EGO bu nekk Sabodala def na appui bu 10 tonnes dans chaque commune également maire bu nekk commune bu nekk jënd na fa encore 10 tonnes état indi na plus de 1000 kits alimentaires sur les deux communes de Médina Baffé et de Bembou donc ayam boobu bu ñëwee pour 50 tonnes je pense que ñu amuloon ça sera la chance ñu am. Kédougou Soli Brahma Dabo Assane Sané pour la radio télévision Walfadjri. baatu askan wi Walfadjri ba tey rongoñ yi feraguñu ca diwaanu Saloum fekk na Cheikh al Islam Seyda Fatima Zahra Niass mi génn àddina mbooloo mu takku ñoo ko gunge ñaanal ko delloo ko njukkal lépp ngi woon ci teewaayu doomam di imam Cheikh Tidiane Ali Cissé ak xalif Cheikh Tidiane Ibrahima Niass foofee ca Kaolack dañ ci teewlu Alhassane Ba. mbooloo mu takku ci ay taalibe jege ñaale ak i soppe jóge fu ne fees biir Medina Baye ci kër yi ci mbedd yi ba ci jumaa ji ngir fekke si dencub Seyda Fatimata Zahra Ibrahima Niass. ay kilifa diine ci ay tarixa yu wuute ñëpp bokk benn jotaay ngir indi ay seede ci Seyda Fatimata Zahra Ibrahima Niass. Cheikh Mahi Niass di kenn ci rakk yi. kon tey ñàkk nañ ñàkkuñ gaa waaye kuñ daan wéttale ko gisatuñ ko rek tey lay gën a nekk suñu wéttal ndax ñun ñëpp njabootam rek lañ sa mag sa baay la bu dee jigéen sa yaay la te moom leen tàggoot tey mooy magi ñëpp ñu xaju ci baay. ba tey moom Serigne Mahi Niass teg ci. mooy njëlbeenu meññeti baay ku ñëw rek gannaawam nga ñëw mooy sa kilifa boo gisatut baay fekkee góor la mooy sa baay bu fekkee jigéen la mooy sa yaay. kon ñun ñëpp ñàkk nañ yaay joo xam ne tey moom la ñuy yàlla doon yërëmee waaye jikkoom yooyu mu nekkoon ba yàlla def ko noonu yal nañu ko yàlla jàppandi ñu mën koo mel yaara bi. keneen ci rakk yi di Abdoul Malik teewoon moom tamit di ñaanal soxna si. tàggoo na ak ñun waaye barkeem yàlla bu mu tàggoog ñun. tàggoog na ak ñun waaye ay jëfam yu baax yàlla bu mu tàggoog ñun. tàggoo naag ñun waaye ay ñaanam yàlla bu mu tàggoog ñun yàlla na ko waajuram teeru yàlla na dëkk ak moom dëkk ak borom këram dëkk ak sidna Cheikh Tidiane radiallahu anhu wa radiya anhum jamian dëkk ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam. imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mu jiite julli gi mu ngi ko amalee ci teewaayu xalif bi di Cheikh Tidiane Ibrahima Niass soxna si nag ñu ngi ko denc ci boori 6 heures bu mu tegalee fanweeri simili ci barab bi nekk ci biir jumaa bi fa ñu denc way juróom bu góor ci wëtu doomam ba rahmatullahi alayhi Cheikh Imam Hassan Cissé Kaolack Alhassane Ba Abdoulaye Dia Walfadjri. mangoog sori na gët yi waaye jege na xol yi ci sama kàddu groupe Walfadjri di ko jàll umma islamique bi rawatina waa Medina Baye waa Saloum di ko jàll yi tamit kilifa diine yi jëm ci génn àdduna Seyda Fatima Zahra Niass ñaan suñu borom mu xare ko àjjana daañu ci dikkaat incha allah na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar lay doon lu aju ci Covid 19 bi di coronavirus lu tolloog ñeenti weer a ngi nii mu ngi fii ci Sénégal lu toll ci juróom-ñaari junniy doomi aadama yu toftal juróom fukk ak ñaar yoo xamante ne am nañ fi coronavirus Sénégal jot naa xayma nag tey lu toll ci ñaar fukki doomi aadama lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak benn yoo xamante ne faatu nañu ci Covid 19 bilan beeg matuwaay yu bees yi nguur gi jël ngir gën a fàggu ci Covid 19 dañ ci teewlu Moussa Sène. ñeenti weer ginnaaw bi coronavirus bi duggee ci Sénégal bilan bi lañ mën a jàpp ci mbas mile bu ñu sokkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso.
dalee ko ci cas bu njëkk bi ñu am ci weeru mars bilangu feebar bi di coronavirus ci Sénégal nii la tëddee ci weeru juin bi am na lu tollook 2,2 ak fukk ak ñeent ci ay doomu aadama yoo xam ne am nañu doomu jàngoro bi ba tax nag bésub tey di ñuy wax mën nañ jàpp ne Sénégal am nañu lu tollook 4,000 ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay doomu aadama yuy dundek doomu jàngoro bi di coronavirus ci weeru juin bi ñu génn nag mën nañ jàpp itam ni nit ñi ci ñàkk seeni bakkan yokk nañ cas contact yi nag ñoo ëpp ñu ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci téeméer boo jël ñi nga xam ne ñoo di cas communautaire yi ñu ngi toll ci fukk ak juróom-ñeent ci téeméer boo jël jamono ji nga xamante ne nag cas importé yi ñoom amul évolution ñu ngi toll ci 2% maanaam ñaar ci téeméer boo jël feebar bi nag law na jamono jile ba laal région yi nekk ci biir Sénégal yépp naam sax courbe bi day yéeg dafa yéeg fan yi implication acteurs yi nag tax na ba ñu mën a maîtriser situation bi naka noonu sax Sénégal doon référence ci dëkk yi mu lëkkaloo li jëm ci xeex mbas mile. Le Sénégal n'est pas une exception et ça ne nous surprend pas l'évolution des cas. yokkute bi ñu nemeeku ci nit ñi nga xam ne nag ñu ngi wéy di am doomu jàngoro gii di coronavirus bettuñu ndax ci biir yeneen réew yi yépp feebar bi dafay gën di law liñ ci mën a signaler rek moo di yokkute bu am doole ci weer bi ñu wees waaye nag mën nañ jàpp ne Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ñoo gën a bërile ay doomu aadama ñi amee woon feebar bi te génn ci jàmm ak salaam Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne ñoo ëpp ay doomu aadama ñu amee woon feebar bi di Covid-19 te jotti caa wër. ñu jàpp ni nag bile yoon nag ay mesures yu tëkkul jël nañ leen ngir gën a xeex Covid-19 bi ci Sénégal. Le focus que en tout cas sur les instructions de monsieur le ministre de la santé. gis-gis ak suñu njiit nag jamono yi moo di ñu fexe ba teg ay doxalin yu yees yoo xam ne dinañu dimbali bu baax a baax ba ñu mën a dakkal lawaayu jàngoro ji ci biir réew mi bokk na ci doole sàmm ñi nga xam ne jàngoro ji daf leen yàpp ca naka noonu la ñu toog xalaat ni léegi test yi képp ku ñu koy defal dafay fekk ngay màndargaal doomu jàngoro ji beneen doxalin bu ñu teg di léegi képp koo xam ne daal yor nga doomu jàngoro bi ci sa biir kër daal la ñu lay jëlee en charge defal la lépp lu ci war ba faj la ba nga wér ndax ñooñu mënuñu leen bàyyi gannaaw ba nga xam ne sax lànk nañu ne duñ dem ci hôpital yi ak ubbeeti fi frontière bi nga xam ne njiitum réew mi jël na ko léegi képp koo xam ne daal fas yéene nga amal ab tukki da ngay def test balaa ngay génne ci réew mi. ci benn cas ginnaaw bu mbas mi duggee ci Sénégal tey nag ñu ngi am lu ëpp juróom-ñaari junni cas ni ki alxames gi lu ëpp téeméeri doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci mbas mi lee loolu nag doon loo xam ne itteel na acteurs sanitaires yi ngir ñu gën a ñoŋal seen taxawaay ngir amal ay mesures yu sérieuses ngir mën a xeex mbas mi lee ci biir dëkk bi. ñu ngi koy jaajëfal Moussa Sène mbokk yi ci noone bu nes ki seen ñu dikk ak yéen ci xibaar yi ñeel bitim réew. ca réewum Éthiopie takk der yi daal dinañ leen wàcc ci mbeddu Addis Abeba yi ci àllarba ji ñu génn gannaaw ay yëngu-yëngal yu ñu fa nemmeeku woon ba lu tollook juróom-ñetti fukk ci ay nit daal di si ñàkk seen bakkeel li ko sabab di faatu ko benn waykat buy wéy ci accalu Undesia ci altine ji ñu génn ci ngoon mu daal di indiwaat yeneen yëngu-yëngu ci yeneen yu bërëb ci demee ni province bu Oromia. ca réewum Russie daan nañu voté ni ki àllarba ji tolloog benn fan ci weerum juillet benn référendum buy may ki nga xam ne moo fa nekk njiitum réew mi jamono yi ju wuyoo ci turu Vladimir Poutine ngir mu am yeneen ñaaru mandat ñu amal élection ya gannaaw ba nga xam ne mbas mi di coronavirus mu ngi fay law ndax sax ba opposition bi di duute baaraamu tuuma njiitum réew la ñu jàpp mooy ni élection yi la ko lala mooy ab sàcc ak njuuj njaaj ndaxte anam ba nga xam ne defee nañu ko mbiri jaarul yoon benn yoon ndaxte bureau de vote yu bari amul woon benn kaaraange goo xam ne mënoon naa tax ñu xam ñan ñoo fa wote ci réew Birmanie lu ëpp téeméer ak fukk ak ñetti ci ay tuut tànk ñoo daal di ñàkk seen bakkan gannaaw ba nga xamee ni ñu ngi doon liggéey ca benn mine bu nekk ca bët gànnaaru Birmanie benn taw bu métti moo fa daal di jaar daal di daaneel ab montagne yi ci seen kaw sapeur pompier yi nga xam ne ñu doon amal gëstu yi dañu daal di dakkale mbir mi gannaaw ay taw yu métti ñu fa nemmeekuwaat ca dëkk boobale ci fàttali nag réew Birmanie bari na lu muy ñàkk ci ay doomam ca boobale mine. yegg si nañu ci njeextalu xibaaru digg bëccëg gi bu nees ki see ma dikk ak yéen ci xibaaru yéenekaay yi.
dal leen ak jàmm fanweeri kasoog juróom-ñaar yi fi ne ci réew mi fees nañu del ak ay doomi aadama maanaam ñi fi caabi féete ginnaaw di ay prisonnier Walf Quotidien du ñu xamal ne lu ëpp juróom-ñeenti junniy doomi aadama ñoom la caabi féete ginnaaw ci kaso yi bu ñu sukkandikoo ci njiital administration pénitentiaire di colonel Jean Bertrand Bocandé leneen ci ay kàddoom ci Walf Quotidien jot naa leeralal askan wi ne lu aju ci covid 19 bi tax na lii di mandat de dépôt yi demeetu ni ma ngay fàttali ne bu njëkk daawoon nañu amal lu toll ci juróom-ñetti fukki mandat de dépôt bés bu jot waaye gannaaw bu fi mbas mi duggee ba tey bés bu jot dañu amal lu toll ci fukki mandat de dépôt ak juróom doon lu xaw a yolomal kaso yi yéen kaabi di Tribune ne couvre-feu bi fi newoon ba taxoon agression yi wàññeeku gannaaw buñ ko fi jëlee yàggut léegi jot naa yolomal kaaraange gi agresseurs yi delluwaat nañu ci seen mënin ña ngay dogale askan wi di leen di fitnaal di leen bunduxataal saay su ne lu ko dalee Bourguiba Gédo jàpp Boulangerie Jaune ak feneen foofa jaar sa bakkan a ngi ci xottu gerte ndax agresseurs yi mun nañ laa dogale yéen kaabi ni ñu bari ci ñoom ay scooter la ñu jëfandikoo ngir mun a matal seen waar yéen kaabi di 24 heures di ñu xibaar ne vacances gouvernementales amul ren benn ministre mayuñu ko mu noppalu bu ñu sukkandikoo ci njiitu réew mi Macky Sall mi xam le ne fu réew mi toll ak coronavirus ren ji amul vacances jot naa soññu ñëpp ngir ñu farlo ci liggéey bi ngir suqaliwaat koom-koomu réew mi yéen kaabi di Le Quotidien ne dëkk yi bokk ci Union européenne te tëjal ràpp seen frontière yenn ci réew yi ba ci réewum Sénégal dañoo lànk ne duñ ko ubbil ay frontière am tax jawriñ gi ñu denk wàllu démbék dikk bi ci jaww ji xam le ne Sénégal itamit noppi na ngir tëjal leen seeni frontière gis ne Union européenne def leen a wokk dañ ko xuri yéen kaabi di Les Échos ne Gabon moom fippu na lànk ne du jox visa lu toll ci ñaar fukki réew ak juróom-ñaar te féete ci Union européenne tax footballkat bii di Samuel Eto'o daal di jaajëfal njiitu réewum Gabon ne na mu doxalee digganteem ak Union européenne ne lu jaadu la Samuel Eto'o ne jot na réew Afrique yi mun a roy ci Gabon Les Échos ne Sénégal moom jëfee na ko ba Union européenne amatuñu sañ-sañu ñëw réew mi quotidien xëy di ñu leeralal contrat gi tënku ci lii di bateau électrique turc bi fi ne ci waaxu Sénégal lu ko dalee ñaari fan ci weeru octobre 2019 ba tey yéen cabinet contrat gi dox digganteem ak nguurug Sénégal toll na ci fukki milliards ak juróom-benn ak yu toftal te ci diirug juróomi at lay doon l'évidence ne doon lu jaaxal lool njiital leeral askan wi Omar Faye mi gis ne bile bateau électrique turc dafee war a jóge ci waaxu Sénégal ndax deful lenn lu dul gàllankoor koom-koomu Sénégal bateau bi tax na ba nappkatu belleer yi seen liggéey mënatul doon yéen kaabi di laas des ci mbirum licence de pêche yi ak kuréel gi boot nappkat yi jot nañoo diisoog parlementaire yi ci njiital Mamadou Diop Decroix moo li seen ñaxtu ci laas daal dinañu xamle ne GAIPES du ngeneel ci ñoom ña ngay fàttali ne lu toll ci ñeent fukki at ak ñaar GAIPES deful lenn lu dul saax-saaxe koom-koomu géej gi yéen kaabi di Le Témoin xëy dalal Mamadou Samb jiite woon fi SONES mi xamle ne ñàkkum ndox mi munta jeex filek usine bu Kër Momar Sarr 3 doorul liggéeyam yéen kaabi di Direct News ne nguur gi jot naa liggéey autopont bu Saint-Lazare lu aju ci inauguration bi Omar Youm àdduna ci yéene cabinet moom jëwriñ gi ñu denk wàllu dem ak dikk ne lañ ko denk wane na ci maninam yéene cabinet ci diirug fukki weer ak juróom-ñett ca la ñu taxawal googule autopont ca Saint-Lazare yéene cabinet moom Omar Youm ma ngay roy maanaam mu ngi ci ay tànk Demba Diop Caroline Faye François Bopp André Sonko ba ci Ousmane Tanor Dieng waa Grand Place ne lu aju ci mbéy mi kuréel gii di aar suñu moomeel am lu leen metti lool ci ñi campagne agricole bi dooree ne baaxut bu ñu sukkandikoo ci Basirou Ba ay kàddoom ci bi gis ne gannaaw covid 19 bi loraange gu metti moom la béykat yi nar a dund ci nawetu ren ji ndax bari na ci kaw gi maanaam ay opérateur yanne ca Siin ak Saalum ña ngay ger béykat yi maanaam fa ñu waroon a joxe jiw koppar lañ fay joxe Basiru ba ne béykat yi daañu dund tolof-tolof yu metti ci atum ren ji yéene kaabi di libération ne covid 19 bi mu ngi gën di am loraange ci askan wi gën di uppi loxo yéene kaabi ne boo xoolee ci diirug ñetti fan lu toll ci fukki bakkan ak benn rot nañu ci coronavirus am lu tollook ñetti téeméeri doomi aadama ak fanweer ak juróom-ñeent yi ñu nemmeeku bees te ñu am coronavirus te ba tey lim bu takku ci ay doomi aadama ñu ngi leen di faj ci suñu bërëb bu fajukaay yi yéene cabinet ci ñooñee am na lu tollook fanweeri doomi aadama ak juróom yu lottul lool ci lalu hôpital yi doon ay cas grave maanaam ña nga Sowétas Walf Quotidien bi le feebar di coronavirus ak nguur gi lam cay wax ak lam cay joxe ci xibaar saay su ne wuute lool ak li am bu ñu sukkandikoo ci docteur Pape Moussa Thior di expert en santé publique ay kàddoom ci biir yéene kaa bi ma ngay leeralal askan wi ne cas positif yi maanaam ñi am coronavirus seen lim demeetu ni maanaam yokkootul docteur Pape Moussa Thior ma ngay fàttali ne lu ko dalee ñaari fan ci weeru mars bi ñu weesu Sénégal mu ngi toll ci 7% maanaam téeméeri doomi aadama yoo jël juróom-ñaar ya ñoo am coronavirus wala 12% maanaam téeméeri doomi aadama yoo jël fukk ak ñaar ya ñoo am coronavirus docteur Pape Moussa Thior ne saay bu ñu demee ba Sénégal am lu tolloog 25% maanaam téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ya am coronavirus wala téeméer boo jël fanweer ak juróom am coronavirus su boobaa mun nañoo wax ne kaa yaa ngi yokku maanaam li mu doomi aadama yi am covid 19 mu ngi gën di bari
tey docteur Pape Moussa Thioray wax yéen kabi di stade xëy wax ci Premier League ak match gi war a dox ci diggante Manchester City ak Liverpool bu Sadio Mané yéen kabi ne ñu ngi xaar Sadio Mané ngoonuk tey ji ndax dina ci wane football am déet ndax dina ci dugalaat bi am déet yéen kabi di suñu lamb ne lamb ji jógaat na gannaaw combat yi Gaston Mbengue taxawal te war a dox ci diggante Balla Gaye 2 Gris Bordeaux di combat revanche combat geneen war a dox ci diggante Eumeu Sène ak Bombardier yéen cabinet promoteur bi moom Gaston Mbengue dina ci taxawal super ndaje alxamisu tey ji suñu lamb ne saison bu nar a tàng jër lañ jëm ma jàpp ne yile combat mun nañoo feeñal atumi réer. baatu askan wi Walf TV mbokk yi lu nuyoo tàggatoo jot na ci xibaar jaajëfal Modou Fall mi ne woon ci machine bi. di leen jaajëfal yi tamit ci kóolute gi ñu gontoog jàmm yendoog jàmm ak programme baatu askan wi yàlla na jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi.